donc juste bu ngeen fi teewee c'est parce que dañoo bëgg a wax ci li nga xamante ni moo xew ci suñuy appartement yi nekk Dakar te étudiants yi dëkk fa te monsieur le maire di ko fay avec sa municipalité donc loolu la ñu bëggoon indi ay éclaircissement leeral maanaam gindi askan bi pour ñu xam li xew lan la ci kaw loolu monsieur le maire El Hadji Mame Samba Ndiaye biñ ko falee en 2009 mu ñëw yore mairie bi di ko gérer dafa jël par ses propres engagements ñaari appartement yu nekk Dakar mu jox ko ñun étudiants yi pour ñu dëkk fa moom mooy fay dëkkuwaay bi di fay courant di fay ndox laajul kenn caution laajul kenn mensualité kon donc loolu mënuñ lu dul en tant que étudiant rafetlu ko gis nañ ne ñoom li ñuy kaas mooy appartement te amul fenn nag foo xamante ni tamit bind nañ fa wala ñu bind fa mentionné fa que ni tey municipalité dafa war a jël en charge étudiant même bu éducation nekkee compétence transférée quand même nañu waxante dëgg ñu bàyyi yenn yi tey nekkul benn yoon obligation pour que municipalité jël ay appartement pour ses étudiants nañ ko waxte dee éducation compétence transférée la waaw certes mais lii nga xamante ni moo nekk ci ndoddu commune mooy lan mooy case des tout-petits mooy école primaire ñooñu la tey municipalité bi war a jël en charge mais li nga xamante ni mooy CM li nga xamante ni mooy lycée département bi fa la dépendre kon donc loolu ñun askan bi ñun dañ ko war a xam bañ a dugg ci yenn erreur yi nga xamante ni booy ñun ñu koy wax wala suñu camarade étudiant ñu ngi koy wax neexuñu te mais amut kon maire bu defee loolu c'est parce que dafa social bu tey bu jëlee appartement c'est parce que daf ñu bëgg a dimbali tey bu ñu réussir suñu avenir donc ci kaw loolu gis nañ aussi li nga xamante ni engagement yi nga xamante ni tey monsieur le maire El Hadji Mame Samba Ndiaye mu ngi koy def ci développement surtout ci wàllum éducation tey mu ngi joxe ay subventions di ko jox écoles yi chaque année da koy def pour accompagner écoles yi épauler leen appuyer leen pour que ñu mën a setal bu école ubbee ñu mën a accueillir seeni élèves kon donc loolu aussi nekk na acte boo xam ne acte symbolique la te dañ koy rafetlu bu loolu weesoo gis nañ aussi construction d'école yi muy def parce que ñun ñëpp xam nañ ne en 2009 bi maire di ñëw ci mairie bi école 1 moo fi newoon école 2 école 3 sans clôture tey mu ñëw créer école 4 créer école 5 créer école 6 lépp ñu clôture ko ba mu des école 6 donc maire boobu quand même mu ngi def lépp lu mu mun ak li mu munut ci wàllum éducation donc bu loolu weesoo aussi gis nañ fi bourse yi nga xamante ni bourse étrangère la mu ngi koy maye chaque année mu koy def ñi di dem Maroc ñi di dem France ñeneen ak ñeneen di dem kon loolu nekk na loo xamante ni lu rafet la te mu ngi koy def di ko defal ay doomu dëkkam di ko defal ñëpp donc ginnaaw loolu aussi gis nañ fourniture yi nga xamante ni tey da koy joxe école yi muy école publique muy école privée parce que moom wax naa leen ko dafa tëddee njaaxaanaay léppam yemul ci public mais da ci boole yëpp même école arabe yi dañ ci gis seen bopp donc ginnaaw loolu may woo sama mbokk étudiants yi di leen di wax ne division amul njëriñ nañu constituer un bloc compact et solide ñu serrer les mains parce que dans l'ensemble que dans l'union rek la ñu am force nañu bañ ñu ñuy xaajale nañuy bañ ñu ñuy diviser parce que loolu nekkul li nga xamante ni tey mooy suñu pouvoir kon donc nañu bokkaat ndey bokk baay te xam ne tey commune bi ñu ñoo ko bokk bu baaxee ñun la baaxal compétence population la donc ci loolu aussi maa ngi leen di lancer un appel à ce que tey ñu épouser li nga xamante ni tey mooy vision maire mooy idéologie maire ci naan parce que maire ñu ñëpp xam nañ ne politique am du dara lu développement kon donc bu amee idée tey bo wàllum éducation mu am yéene boole ñëpp secteur yëpp taxawal benn structure dénommée la coordination des acteurs de l'éducation de Ndofane bi nga xamante ni tey daf ko gën a yaatal bu étudiant bi mu ngi ci élève bi mu ngi ci enseignant bi mu ngi ci le conseiller chargé de l'éducation mu ngi ci parent d'élève bi mu ngi ci kon loolu monsieur le maire ñu ngi lay wax en tout cas idée bi rafet na te pare nañ pour adhérer may woo sama mbokk étudiants yi à ce que ñoom ñëpp ñu ñëw adhérer ci idée bi parce que l'idée est noble
di wax ci li nga xam ne moo fi xew fan yi passé mooy nga xam ne xale yu Ndofane yi nga xam ne dañoo ay étudiants lañ nekk Dakar ñëw wàcc fii nii def fii seen génne xale yi waaw ba pare ne ñoom appartement yi nga xam ne moom leen Samba Ndiaye jëlal loolu moo leen naqari ba ñëw fii nga xam ne depuis 2009 la leen Samba Ndiaye jëlal appartement muy reen muy ayal jëlal leen ñetti appartement yooyu nga xam ne ca lañ nekkoon Dakar ñu toog ba ren seen morom yi nga xam ne ñoo nekk Ndar di doomi dëkk bi ñoom itamit soxla appartement ñu ne loola du ca dal ñun ñu toog a toog ba heure bii nii xale yi wàcc fi fees fi dell da génnee xale yi muy lu ñuy ñaawlu lool en tant que parent d'élève ndax appartement yi nga xam ne moom la leen jëlal sa Dakar ñun parent d'élève yi ñun la waroon te loolu mënuñu ko ndax lu am ne appartement parent d'élève buñ cotisé woon it duñ ko mën a jël waaw bourse yi nga xam ne moom la leen di jëlee fii di leen di yóbbu yi Maroc yi France yi feneen ñun parents d'élèves ñun la waroon te loolu amuñu ko kon tey jii suñ toogee ba suñ monsieur le maire di def loolu duñ def lu mooy delloo ko njukkal kontaan ci moom lool ndax lii nii muy def mu ngi ko commencé ca tout tànk ya mooy xale yi comme monsieur le maire dafa jël xale yëpp def leen ay doomam defaloo leen appartement Dakar jox leen ñaari appartement ñeneen ñi tamit nekk Ndar léegi ñi nekk Dakar mu ne na boole reen ak ayel reen doomi Ndofane lañ reen doomi Ndofane lañ ayel doomi Laguem la kon mu boole moom seppiwul bu fekkoon ne maire yi Laguem yëpp dañoo defoon ni moom ni ko benn coow